غفور خاد ما هني الذنبا وأني نفى إبليس في البحر ما ينبا. bëgg-bëgg nasaraan yi moo nekkoon faat sëriñ bi ndax tiimale nañ ko ay fetal gas nañ kaamu mu xóot def ci safara waaye yàlla suñu borom mujj na saxal seeni pexe si lañ ko jëlee Libreville fas yéene ko yóbbu Mayumba doonoon dëkk bu sori ci biir àll bi digganteem ak Libreville tolloog 400 kilomètres mu nekk ci diggante géej gi ak dex bu tudd Bagno nga xam ne nettali nañ ne fa la sëriñ bi daan dem di jàpp. ci wetu dex gi la labbe yi sampoon seen barab muy mission catholique boo xam ne atum 1888 lañ ko taxawal foofu nag lañ yóbbu sëriñ bi mu nekk seen biir diiru juróomi at teewul muy jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. am na ku tuddoon Yelli Sey bokkoon ci ndawi gouverneur yu mag yi di woon it ku baax te daan sonn lool ci mbiri sëriñ bi am na bis mu jotee gouverneur jote gu tàng te jëmmi sëriñ bi moo taxoon loolu nag ni mi amee woon mooy daa am bis sëriñ bi wutoon 4 bant teg leen ci buntu néegam ngir def ko ab jullikaay ngir ñi romb bañ ci jaar bi ko àttekat bi gisee dafa daldi jóg falang jàkk ji buddi bant yi sànni leen ne fii amul julli amul lislaam da nga ñoo bëgg a yàqal suñuy soldaar yi sëriñ bi tontuwu ko bi ko Yelli Sey yëgee dafa jóg ci saasa ànd ak aw meram ne ko lu tax nga tas jàkkam ji te moom defu ko fudul ci buntu këram sakkul yoon wi te xatalul kenn nit tubaab bi ne ko man daal maa ko def fii jàkk du fi am Yelli ne ko waaye man dinaa ko defaraatal jàkkam ji na mu meloon tubaab bi ne ko du fi amee ñuy bëgg a dóorante nit ñi dox seen diggante ñu nekk di xuloo diggante tàkkusaan ba jant so ci biir loolu lépp sëriñ baa ngi bind ci la bindee xasida bi ñu tënkee aayu alxuraan rabbana axrijna min hazihi alqaryati ñu gën ko xamee ci raditu anil mawla taala lazi rabba fuadi wa akhnani wa akrim bihi rabba raditu anil mawla taala lazi rabba fuadi wa akhnani wa akrim bihi rabba. sëriñ baa ngi ñaan ci xasida bi naan yow suñ boroom na nga def sama jàkk ji ci daraje yonente bi doon lu yaatu bi mi àggee foofu ñu ne ko nangul nañ la ko di nga ko gis loolu nag gis nañ ko mooy jàkkay Jurbel ak bu Tuuba xaraju bi fadlillahi min kulli baagilin wa baaratu tadbiri bi dawal jalba raditu bi rabban kariman mukarriman waxaanil hida wal har. yàlla dogal nag bis Yelli Sey moomu ziyaare si ko njaareem ginnaaw bi jumaa ji noppee muy wu njaareem sëriñ bi am ñu mu ko booleel ngir mu siyaare jàkk ji ñu won ko jàkk jépp penkook soow biir ak biti mu yéemu gépp yéemu bi ñu dëppee sëriñ bi ne ko noo gisee jàkk ji ak sama jàkk joojee yow mi ma doon xeexal mu ne ko subhanallah mënee su leen tollale sëriñ bi ne lii mooy maanaam sama wax ji yàlla dàq na jëm ci kudul man ca Mayumba la naqare woon sama xol te yëkkati sama ku wàll la naqare woon xolu sëriñ bi buñ koy firi mooy tas gi ñu tasoon jàkkam ja yëkkati sama wàll
mu jublu si yëkkati sóoróol yi. Yelli Sey amoon na tamit soxna su tuddoon Aminata doonoon ku baax moom it daan sonn ci sëriñ bi ci li mu am daan ko wax naan man de lu ma la jox rekk xamal ne maa ko ñaq ci sama loxo njëgug sàngara nekku ci du caagee nuk guppoon loolu da ko leeral foofu ndax kat foofa ci ñaar yooyu lañ daan jëflante te moom xam na ne sëriñ bi du leen jëfandikoo te du jëfandikoo seenug njëg sëriñ bi laaj ko bis ne ko loo bëgg ci li nga may defal mu ne ko bu dee ci àdduna sët yu baax bu dee àllaaxira àjjana sëriñ bi ne ko yàlla mën na lu ne yàggul tuuti rekk yàlla dogal mu ëmb te daawut ëmb bi diirub ëmbam matee rekk mu daldi wasin daldi faatoo ci wasin wi sëriñ bi jullee ko mësu koo gis it mukk ndaree bi mu taxawee di ko jullee ndax seen jëflante mu ngi doon amee ci ak yonent soxna soos it mus naa gént gis waa Badar ci bis yooyu ñu dugg ci dëkk ba tàmbalee rey waa dëkk ba yépp biñ demee ba kenn ci ñoom jege ndaw si jenn morom ji ne ko soxna soosu de ab jullit la mu daldi ko bàyyi commandant bi nekk maa yomba dafa mujj yónnee ci kilifaam ni ko nag kii nga nu booleel luñ xam lu ne ci ay pexe jëf nañ ko ci waaye amu ci benn njariñ moom nag kon moo ci des na xool luy pexe léegi commandant bu mag boobu mu yónnee dem yónnee woolu benn labbe bu mag boo xam ne ci ñëpp ëpp xam-xam ci labbe yi la bokk wax ko mbirum sëriñ bi ak nag pexe yi ci def yëpp te mënuñ ci réussir labbe bi ba mu ñëwee moo commandant bi mu àndal bi mu bëggee jox sëriñ bi loxo sëriñ bi dafa gàntu daal di wax entrepreneur bi doon entrepreneur ni leen laajal ma gouvernement France ni leen li mu bëgg ci man ñu ko laajal mu ne ko nekk du ñu andi kii ngir bëgg mu nattu ko sëriñ bi ne bismillah léegi labbe bi dàq ñëpp bañ des fa moo sëriñ bi ak entrepreneur bi wax nañ ni bañ fa amee ñaari waxtu bi labbe bi génn dañu kii ni ma ko gisee leer gi dafa jaxasoo ak leeru borom doole ngeen ko mën a dara da ngeen ko moyloo yàlla li fekk moyloo leen ko yàlla du ngeen ko mën a dara. Jarjan Bakri moom la ñu daal di woo ngir mu war a nekk interprète diggante sëriñ bi ak monseigneur évêque bi nga xamee ne yàlla dogal na nee na 3 heures ñu ñëw bi ñu ñëwee ba egsi sëriñ bi moom du nuyu kenn bu egsee rek daal di kabar bi mu egsee daal di kabar julli ñaari rakka daal di wax ne Bakari waxal ñii luñ may doyee nee na Bakari daal di wax commandant bi ne ko nee na lu ngeen koy doyee nee na évêque bi daal di jóg daal di koy jox loxo mu nangu commandant bi jox ko loxo mu fël ko waaw nee na évêque bi nga xamee ne nuyu na ko ba noppi nag ñu daal ñuy dàq mu ne ko gouverneur moom ma yónni ci yow ñu daal ñu dàq nag nee na fa la ñu nekk ba 4 heures sëriñ bi delsi évêque ba mu des delluwaat fa mu ne woon moom foofa lay fanaan parce que tabax tuuti suñu ko defal mu daal dem fanaan di foofu nee na ba ca suba ga évêque bi dem bañ demee nag dafa daal di def rapport xamal tubaab yi ne leen kii daal mënul lu leen ko dara sooy boobu ñoom bàyyi ko lii tax ngeen mënal ko dara nag mooy ngeen fexe ba lu ko yàlla tere ñoom mu def daal di gisuma ci menn pexe bu dul ngeen fab jigéen bi jonge ngeen fexe ba boole ko moom ci nekk tëj ko bu fexe bu mënee yàlla rek léegi nii mooy ci ngeen ko noonu lañ tànn jigéen joo xam ne loolu ab liggéeyam la mu doon ko joŋ bañ ko ba ma xëy ba mu dugg ci biir néeg bi ñu tëj bunt bi yóbbu caabi si wax nañu ne sëriñ bi ba mu siggéeyam ci moom dafa sëpp xalima gi ñu cax ko mu def am mbott mu fab këll bi këpp ko
bañ demee ba ci beneen sa bi ñëwee ubbi néeg bi xool gis sëriñ bi képp mu toog di bind gisuñu jigéen ji bañ ko sonalee ba sonal ko mu ubbi këll bi ni leen borom ko ruude lii laa fi gis waaye bi mu joxañee ni lii rek ci la doonewaat jëmmi nit. sëriñ bi nee na am na at moo xam ni bu doonul woon li ko yàlla tawféexal saa su xamee ni weer tàmbale na mu di ko bind kon wenn weeru koor dina jàll te du ko xam ndax waa dëkk boobee mu nekkoon xamuñu woon lu dul weeru tubaab bi korite gi jotee mu xëy dog sangu def li ci sunna digle mu génn ne dafay julli ji ci pencum dëkk ba mu àggee mu xool sow ak penku xoolati ndeyjoor ak càmmoñ ànd ak kóolute ne kenn du julli si am ñaari jigéen yu toll ci baalix taxaw ci kanamam di ko seetaan mu kàbbar ñu tàmbalee xàqataay saa su kàbbaree ñu ree naka noonu suy jàng mu sëlmal def xutbaam deeyaale ak yàlla naan ko yow buur bi xam nga ni woor naa weeru ramadaan ni nga ko digalee ma dog sangu julli ni nga ko digalee waaye day lu ma génnee muurum koor laa amul bu ma ko amoon it ku ma ko jox laa dul am kon jullil te sëlmal suñu sang Seydina Muhammad ak ñoñam ak i saxaabam te nga nangul ma lépp lu ma mën te def ko ci sa ndigal te nga bindal ma yoolu lu ma mënul lottu si. mun na ko takk ñu climatisé ko lépp nam war a mel mu mel ko mel na ni kon kuñ buddi woon say bant sànni ko tey jii say taalibe di dund ci loolu tey jii say taalibe di jóg di daw 700 et quelques kilomètres di ñëw fañ la yóbboon ngir sànki la ñoom ñuy dem foofu di fa xewlu di fa jàng xasida di julli ci yonent bi di jàng alxuraan lépp lu baax ñu di ko fa def ña doon dox diggante ak loola tubaab bi tey jii seen bâtiment yi ràpp na seen kàttan nga dem na dara nekkatu fi labbe yi fi newoon it ñu indi leen fi woon ngir jàppoon ni ñoom dinañ dox diggante sëñ Touba akub jaamu yàllaam sëñ Touba dina am seen complexe wala ñoom ñu dominer ko ci dara ñoom tey jii seen bâtiment yi widd na seen dëkkukaay yi widd na dara nekkatu fi école yaak yëpp tas nañ dem nañ ba am lu leen faagaagal ba tax ñoom ñimeetuñ fay ñëw ñu dellu di ko baaxaat bu baax a baax ndax ànd nañ fi ak reportage boo xam ne directeur général RFI moom moo digaloon Yves Laurent Ngoma ñu ànd ak moom mu ñëw fii ñu def si fi reportage ci jaar-jaari sëñ Touba ñu ñëw fii dem Jolee dem Lambar na wër barab bi sëñ Touba ñëwoon bi ñu agsee fii mu gis ni église bi tëj na booba xamul woon sababu tëj ko mu laaj waa dëkk bi leeralal ko ni ko barab bi nga xam ni tëj nañ ko sababu tëj bi du dara lul labbe seen bopp ñoom ñoo dem ba ni jinne yi seen bopp ñoo leen fi lëjal tere leen ko ba tax ñemeetuñ fi dañoo daw kon wëcc ko ñenn ci waa réew mi nee nañ ñoo xam dañoo deewoon dekki ñoom ay mort vivant lañ wax ni ñoom ñoo leen ragal loo ñoom ñoo tax la bay daw ñenn ñi tamit ay fee lañ wax ñenn ñi wax ay jeunes kon ci ñetti baat yooyu ci lañ xaajaloo waaye baat bu ci nekk rek wane na ni daal gis nañu leen jaaxal luñ mën a too supporter ba tax ñu daw bàyyi barab bi tey jii nii mu viddi nii taalibe sëñ Tuubaa nag saxal di fi ñëw ci ay at di jàng xasida di fi fanaan di fi def mboolem lu mën. Alors Yves Laurent, en suivant les traces de Cheikh Ahmadou Bamba, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Les conditions climatiques. Cheikh Ahmadou Bamba était un Sahélien. Déporté en pleine forêt équatoriale où l'humidité est très forte, les moustiquaires, les fourreaux et autres moustiques, j'imagine le choc subi par le captif. En plus de cela, il y a le fait que Cheikh Ahmadou Bamba, un musulman, a été incarcéré pendant 5 ans à Mayumba dans l'enceinte d'une mission catholique. Tous les jours, Cheikh Ahmadou Bamba, le musulman, devait donc écouter les chants et les prières des chrétiens. C'est quand même bizarre comme traitement. Il y a plus d'un siècle que Cheikh Ahmadou Bamba a séjourné au Gabon. Qu'est-ce qui reste de sa présence dans certains sites? Personnellement, j'ai été attristé de constater qu'il n'y a absolument plus rien à Mayumba, par exemple. Pas une pierre, pas une simple inscription. À Mayumba, les prêtres, avant de quitter la mission, ont monté un ridicule poulailler à 1 mètre seulement du site où Cheikh Ahmadou Bamba a passé l'essentiel de sa vie au Gabon.